mbokk internet de Dakar Midi nuyu neen leen di leen jox seen wàccuwaay di leen baalu àq ñu ngi tey altine 24 septembre 2018 bu bees bii di la chronique de Jantal Mara chronique bii di ànd ak yéen di survoler actualité def taxaw seetlu ci lenn li gën a fës ci xibaar yi bokk ko ak yéen waxtaanee ko ñu ngi leen di ñaan ngeen dégloo noo xel bañ ñoo dégloo xol ndax wax yombul te jubluwuñu ci gën a xam wala jubluwuñu ci amuk daraja ne lii mooy li war a nekk lii warut a nekk lu ñuy partagé ak yéen la ndax nun du ñu nekk doomi réew mi sunu yitte ci li ma gëm mooy li hadiis ba di wax rek naan hubbul watani minal iman maanaam bëgg sa réew ci jaamu yàlla la bokk bëgg sunu réew moo tax ñu ne Sénégal jug jot na bi jug jotee nag dañuy àndandoo jug ci lu baax nu bokk ak yéen leneen luy safaan nu fexe def ci taxaw seen ne kat gënaluñu askanu Sénégal ci semaine bi nu génn am na tiis wu mag wu fi am muy jëmm ji ngeen di gis di Bruno Diatta nekkoon chef protocole fële présidence de la République du Sénégal gane si woon àddina 1948 yàlla dogal 78 ca la ko Senghor jiitale ci protocole présidence bi noonee ba ren nguur yi fi mas a jàll yépp moom la fi yàlla tegoon 2018 sunu borom moom ko nu koy jaale njabootam di ko jaale askanu Sénégal di ko jaale àddina di wax ni xëy na seede gën ciy def rek mooy la Iran Ndaw seede ca veille ba mu mel ni it yëg-yëg la woon ci moom mbaa gisoon na ko waaye la mu ca wax rek la ñuy fàttali te itam nuy ñaan yàlla rek yàlla na yàlla sunu borom yërëm ko jéggal ko ak mbooloo mi doomi Sénégal yi nga xamante ni yàlla moom na leen ci weer wi wala ci at mi nuy jéggaluwaat taxaw seetlu gi nga ci bëgg a def moom mooy gis nañ ne ndeysaan bi nouvelle bi ñëwee mu doon tiis boo xam ne tàmbalee ko ci njiitu réew mi ba ci mboolem citoyen kilifa aada yi homme politique yi ak ñëpp ku ci nekk jël nga sa xalima ak bind mbaa nga exprimer sa naqar sa tristesse ngir jëmm joojee dem mu mel ni seede yëpp dañoo dëppoo ci saa si Sénégal doon benn déggoo wax ju ñaaw ñëpp kàdduy rafet ak seede rafet waaye mel na ni bu nu soñoon loolu luy wéy la xàmmeetoo ci saa si ki ne ci opposition wala ki ne ci pouvoir ñëpp bokk benn kàddu ak seede man sama combat loolu la mooy nuy bennoo noonu ci tristesse waaye nañ ko bennoo noonu ci bànneex waaye nañ ko bennoo noonu ci bépp situation gu am du tee na ku ci nekk am sa gis-gis wala am sa wuute waxoon naa ko fi yàggul dara ci bi ma defee taxaw seetlu ci mbirum ndigal yi jib ci yenn kilifa diine ci mbirum élection yi waxuñu ko ngir manque de respect kenn dañuy fàttali rek waaye la ñu waxoon daanaka moom moo dikkaat ndax li xew Tiwaawan ak kàddu porte parole ba ak it ñenn ci membre famille yi nga xam ne ñoom àndunoog tey jii ni nguur gi gis nga la mu jur ci divergence mu mel noonu loolu la ma ci waxoon rek moom mooy nuy ràññee taalibe di ràññee mbiru citoyen lii spirituel ak lii temporel Sénégal benn bopp la nanu waxtaan ba jubóor a dëggu kàddu gi tey nag taxaw seetlu bi dafa nekk point gu am solo muy mbiru Auchan mi ngeen di gis noonu yàggul dara defoon naa ci sax ay micro trottoir dem ci population bi laaj leen seeni xalaat par rapport ak Auchan waaye gisuma kenn ci ñoom koo xam ne bañ nga Auchan ku ci nekk wax nga ni daal Auchan vient à son heure ndax doon na endroit bi nga xamante ni moom leen doon xaar waaye am na beneen kuréel gi nga xamante ni ñoom xëy nañ ne Auchan na dégager ñu am seeni argument waaye gis nañ ne tey bi nu xëyee ñëpp a ko déggandoo ci presse bi jëf ji Auchan jëf ndax au moment ñi nga xamante ni dañoo bëgg mu jóge fi xalaatuñu jëf lii avancé réew mi lu dul di contre Auchan ngi xool bu weesoo liggéey gi muy def ci wàllam na muy defee yeneen yitte ak yeneen i xalaat ngir gën a jege population sénégalaise ngir gën a installé mbiram ci xolu ñenn ci population bi stade Léopold Sédar Senghor ndax ku ne gisoon nga ci état gi mu newoon ci insalubrité waa Auchan non seulement doona nettoyer stade bi waaye alentour ba yëf yi daal doon lu kéemaane lu doy waar ma ciy profité waale di wax ni loolu lañu soxla nun li ñu soxla moom mooy ay acte ndax suñu combat Sénégal jot na danoo ne gaal seen mais gaal bu sain goo xamante ni dafay mucc ayib ndax un esprit sain dans un corps sain waaye tamit dans un environnement sain ndax ñun defe naa ne suñu problème
nekkul nu tabaxal nu pont wala nu tabaxal nu kër gu rafet wala nu tabaxal nu bépp bërëb àddina yi nga xamante ni dee am ci yenn réew yi te sunu réew daf koy soxla mais man defe naa ne ñun sunu dëgg émergence na ma ko mosee woon bés moom mooy sunu émergence de l'esprit. Émergence de l'esprit boobu moom moo war a jiitu ci ñun ñu xam ñun ñooy ñan, xam suñuy valeur te yàlla xeebuñu daf noo teral ndax wala xat karam naa bànni aadama bi ñu yàlla teralee daf noo jox xel moomu nag dina ko war a daas di ko utiliser à bon escient ci actes yi mel noonu di jëf li nga xamante ni dafay jëmale environnement bi kanam soxla nañ ko ndax Sénégal dañuy seetlu ne ku lekk sànni mbalit gi bëri na ci mbedd bi trottoir yi kenn mënta jaar fenn dañuy am léeg-léeg problème d'incivilité problème d'indiscipline ci voie publique bi waxoon naa ko fi yàggul dara donc dañuy gis ni daal yooyee acte fekk mi ngi exister buñ nu fi tabaxaloon palais tamit wala buñ nu fi déplacé loon aljanna itam defe naa ni dinañ bëgg avancer mu tuñ dëgg-dëgg combat bi ngeen baal maaq moom mooy tey jii nii ñu changer comportement yi changer mentalité yi ndax man def naa taxaw seetlu ci programme homme politique yi bëri ci parrainage yii ñu jëm ak ci élection yii ñu jëm te bëgg jël réew mi waaye kenn ku ne ci ñoom la mu rafet xalaat tàmbale ko ci man mii nga xamante ni ñoo fi dàkk lekk di sànni léeg-léeg nuy tuur ndox ci mbedd yi léeg-léeg nuy dugg ci tataay muy xat du nu jéem a xool nu ñuy organiser woo pour jéem a équilibrer yëf yi waaye toujours dañuy xëyee ko gont ci la nga xamante ni daf ñuy indil problème fekk changé wu ñu mentalité bi changé yooyu comportement defe naa ni nar nu dem fenn donc Auchan la mu def néew na dañoo ànd ak Auchan wala dañ koy defal publicité acte la goo xamante ni dafa war ñëpp ndax ñun suñu combat mooy Sénégal jub jot na tey moom kàddu gi du mën a bëri ndax loolee li nga xamante ni bëggoon nañ ko woon partager ak askan wi ndax lanu bëgg rek nu bàyyi xel ni Sénégal gi ñoo ko bokk environnement Sénégal noo ko bokk set ci suñu biir xel ci suñu biir jëmm ci suñu biir néeg ci ëtt kër yi ci koñ bi ci gox bi ba mu law ci askan bi mu doon combat wu ñëpp doonul combat kenn ndax dama ciy profité waale di rendraale hommage waa mouvement Bamba fépp mi nga xamante ni yàlla boole na maag seen njiit muy Serigne Ousmane Mbacké borom baax waxuma ko ngir politique ngir dara waaye danoo jëf lu rëy la nga xamante ni dama cee bokkoon moom mooy wàllu jëriñ sa réew ci lutte contre l'insalubrité màggal yeeg bépp fu ndaje am ñu wut bépp jumtukaay yi nga xamante ni dañuy dimbalee askan wi ngir wàllu set donc yooyu la ñu war a dellu si yooyu moom moo war a doon suñu combat nu war a génn ci mbedd bi du ñu gis benn mbalit du ñu gis benn kaas bu ñu sànni du ñu gis benn mbuus ndox bu ñu sànni ñun ñii ñëpp kenn ku ne ci ñun ñii main dans la main lutter contre l'insalubrité fa ñuy tëjee nag moom mooy sunu gaynde yi jigéen yi nga xam ne ñu ngi profité wàll de passage di leen gën a encouragé ñoom ngeen di gis ci écran boobu ci seen ndam gu réy googu ndax nee nañ toog nañ 65 ans yoo xam ne ci phase mondiale yi aucune équipe africaine gagné na Sénégal def lu rëy ñu leen di encouragé di leen ñaanal yàlla yal na leen yàlla defal ndam yal na leen yàlla defal sutura fa nu nekk waaw defal leen sutura bu baax ndax askanu Sénégal soxla nañ ko xanaa rek di jéggaluwaat ci kàddu gi di wax ni Sénégal jug jot na ci lu baax nañu fexe émerger les consciences nañu fexe émerger les bons comportements nañu fexe émerger la discipline nañu fexe émerger li ñuy tuddee civisme ndax moom mooy sunu ndam di jéggaluwaat di wax ni ñu ngi leen di jox dig daje très prochainement ci seen beneen numéro ci seen chronique ak Jantal Mara.